Thiaroye moom tey Thiaroye mën nañ ni dafa nekk commune boo xam ne dafa nekk une prison à ciel ouvert parce que tey boo xoolee tali yi fi nekk amul benn tali bu baax gis ngeen tali Diallo bi gis ngeen tali bi nga xam ne moom lañ sëkk ak waa ginnaaw raay gis ngeen la route 103 gis ngeen tali Diamaguène bi donc muy jafe-jafe yoo xam jafe-jafe yu métti la c'est vrai que le président Macky Sall ñëwoon na département de Pikine lancé projet bi juin 2016 mooy la route des Niayes mais gis nañ projet boobu depuis juin 2016 ba tey egg génnagul Malika donc jafe-jafe yooyu nag 4 ans boobu ba léegi travaux yi lancé nañ ko donc lu ñu ñaan mooy vraiment c'est une question de dignité humaine maanaam ñun ñu dëkk Thiaroye ak ñu dëkk Sacré-Cœur ak ñun ñu dëkk Guédiawaye ñun ñëpp la ñu war a yemale. donc situation ñuy dund état bi la ñuy interpeller parce que ça ne relève pas des compétences du maire donc loolu état bi la ñuy wax vraiment jafe-jafe yu population yi Thiaroye mu jóg si xar si tànkam pour ñu wàññi coono yi. route 103 bi depuis 96 ba tey dafa nekk si vraiment situation bu metti te boo gisee route 103 bi dañuy wax route 103D mooy route boo xam ni moom moo nekkoon route départementale route boobu moom moo war a xettali Thiaroye moom moo war a xettali commerçant yi mais boobu ba léegi chaque année dañuy jël ay engagement yoo xam ni duñ ko respecté ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo fi nekkoon ñëwoon na fi ànd ak son homologue ñu ñëw wax jël ay engagement mais ba tey jëluñu ko bu nawet bi jotee quartier Layène dañuy dund jafe-jafe yu métti commerçant yi dañuy dund jafe-jafe yu métti boo xoolee commerçant yu bëri commencé nañ gën a Thiaroye ñi ngi dem Kër Massar ñi ngi dem Yëmbal ñi ngi dem feneen ndaxte accessibilité marché bi donc route boobu tamit dañuy wax ba manière sonal le président Macky Sall route bi matul benn kilomètre 800 mètres la ñu ngi koy ñaan ngir yàlla wax dëgg yàlla loo xam ne la droit la waruñu ko sax a ñaan route boobu 800 mètres la commerçant yi Thiaroye ñëpp fa lañu jaar nañ koy ñaan ñu defaral ñu ko nu mu gën a gaawee. camp bi jafe-jafe yi bëri na boo xoolee Thiaroye infrastructure yi fi nekk yëpp muy hôpital bi muy école yi muy maison de la femme muy centre polyvalent lépp si camp bi lañ ko tabax mais militaire dañoo xëy rek miire lépp ba tey population bi amatuñu accès tey maison de la femme kenn mënut fa dem centre polyvalent kenn mënu fa dem ndax dañ ko miire. terrain bi ñu amoon jàpp ni terrain municipal la militaire dindi nañ ne ne nekkatul terrain municipal terrain militaire la donc loolu nag dañoo jàppoon ay acquis la ndaxte Abdoulaye Wade daf ko mayoon waa Thiaroye donc yooyu nag bu ñu ñëwee ba dund yooyu militaires yi dañoon dund wax dëgg yàlla lu ñuy wax naan dund bu jaar yoon dund bu neex ak ñoom mais situation yi ñuy dund ak Thiaroye wax dëgg yàlla duulum gën tey dañoo tëj Thiaroye ba mën nañu wax ne Thiaroye dafa nekk commune boo xam ne dafa nekk prison à ciel ouvert loolu nag ñoo ngi ñaan autorités yi le plus rapidement possible ñu jël si ay motuwaay ba population bi mën a am accès aux infrastructures de base. waaw xam nga tey dëkk lu ko yor mooy investissement Thiaroye budget 850 millions ñu ne taux de recouvrement bi 54% la am nañ 450 millions maire bu retourné na ni xaalis boobu 90% fonctionnement la. maanaam 408 millions fonctionnement la ko def 10% maanaam 48 millions moom mooy investissement day wan ni kooku amul ambition day wan ni kooku bëggul liggéey ndaxte dëkk investissement moo ko yor te boo xoolee si biir budget bi boo duggee si xaalis boo xam ni moom moo jógee trésor public ñëw Thiaroye ñu def ko si compte administratif yi pàcc bi ñu wax yëpp lépp dara du si dëgg man mii di wax ak yéen damay politique waaye maay secrétaire général Mosquée Amdalaay 1 boo xoolee si budget bi am na xaalis boo xam ni dem nañ trésor génne 5 millions nañu investis dañuy subventionné jàkka yi alors que jàkka yi imam yaa ngi si biir chef de quartier yaa ngi si biir ñëpp nee nañ 2011 lañ gëj a gis xaalis bu jógee si état boo duggee lu mel ni tey curage des caniveaux waaye dëkk bu amul canal Thiaroye amul canal inondation yi ñuy bëgg a rey maire bi dani def na 15 millions sur curage des caniveaux nga jël lu mel ni dëkk bi Thiaroye c'est-à-dire Thiaroye bokk na si commune yi gën a salté si Sénégal maire bi na ni def na si 68 millions pour Thiaroye jak pour Thiaroye 7 boo Thiaroye tey amul parc automobile Thiaroye benn oto la am maire bi muy corbillard maire bi nee na entretien véhicule yi def na si 27 millions donc loolu damay lim rek mais mënoon naa leen budget bi yëpp pour wan leen ni nit boo nee def naa fii population bi fi nekk buñ ne gisuñu ko day wan ne xaalis boobu yaa détournement des motifs te loolu nag wax dëgg yàlla day dama naan amuñu équipe municipale dañoo am une association de malfaiteurs parce que lu mel ni alalu askan ñu dénk la ko population bi gisuñu ko dañuy jox dëgg population sénégalaise majeure partie bi ñu naan politiciens ñëpp ñoo yem parce que lu ñaan la faute est individuelle mais la sanction est collective parce que ñun ay politiciens lañ mais buñ gisee ñu mel nii xaalis bu war a dem si askan wi ñu war ko investir kenn xamul fan la dugg loolu nag wax dëgg yàlla lu ñaaw la. waaw ñun moom Benno Bokk Yaakaar lañ taxaw nañ dañuy respecter décision sunu leader mi Macky Sall conférence de leader dañoo wax ni
fu maire Benno Bokk Yaakaar nekk moom la ñu jiital waaye dañ see teg ay conditions yi mooy maire bi bu mu am ay jafe-jafe si wàllum justice maire bi bu mu am ay jafe-jafe si wàllum suuf maire bi bu mu am jafe-jafe ak wàllu population yi mais boo xoolee ñetti critères yëpp ki fi nekk remplir dara tey mun nañ leen jox décision de justice bi maire bi dafa toj lu toll si 1100 cantines 1100 tables yoo xam ne ay commerçants yoo ko moom bàyyi bañ dem gàmm mu toj ko commerçants yi dem porté ko plainte bañ ko porté plainte juge bi daf ko inculper 3 chefs d'inculpation association de malfaiteurs falsification de documents administratifs ak destruction de biens appartenant à autrui ñu daan ko 6 mois de prison avec sursis amende ko plus de 200 millions donc tey incarné wul des valeurs yoo xam ne war nañu mën a jiite tey boo xoolee wàllu suufu Thiaroye defee na benn convention boo xam ni daf ko jox ay commerçants yoo xam ni daf leen signal 1812 mètres carrés commerçants yooyu tey porté nañ ko plainte maire bi daan nañ ko 6 mois de prison avec sursis waaye am na yeneen 5 plaintes yoo xam ni mi ngi sa table procureur donc moo tax ñu ne kii kat wax dëgg yàlla du koo xam ni Thiaroye war naa may mën a taxaw sax nekk candidat waxuma laa nag banaan dañ koy investir. non loolu moom dañ ko liggéey ñun ak waa réew mi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp dañuy tout sauf le maire bi tey dama la wax ñaar bu waxee taxaw man damay jël engagement ne ni maire Thiaroye bu taxawee ne ni budget Thiaroye def naa ko fii wala mu tooxaw ne ni au niveau des alliés am naa si lu mat 5 alliés man ma bàyyi ko bu jiitu tey amul kenn koo xam ne ànd na ak moom Thiaroye donc politique nag c'est l'art de la majorité comme que il est devenu je ne parle pas minoritaire mais appartient au passé donc moo tax ñun nag ñu commencé taxaw commencé joxante loxo fii nag du question sax Benno Bokk Yaakaar ji ngeen waa PRS ji ngeen waa Taxawu Ndakaaru gis ngeen waa PASTEF gis ngeen ñëpp parce que élection locale la wàllu dëkk bi la. recette yi moom man dem naa waxtaan ak délégué marché yi maanaam marché bi lu muy génn si ay taxes maire bi dafa bind ni 136 millions mooy génn si ay taxes 136 millions boo ko diviser presque day nekk 250 000 par jour alors que ji nga marché Thiaroye conteneur da ngay fay 90 000 pour nga dugg wàcce à partir de 6 heures du matin oto yu jugee ñaay boo jugee ñaay nga dugg Thiaroye balaa ngaa wàcce da ngay fay 50 000 pour nga wàcce say marchandises donc dina am au moins 20 oto yoo xam ne dañuy wàcc 20 oto yi rek boo xoolee 1 million la bokkul ak ñoo xam ne moom la ñuy fay taxe benn waa joo xam ne day liggéey si ñuy récupérer taxe bi nee na ma maire bi ñun lu ñuy récupérer si marché yi toll na si 100 millions alors que maire bi nee na 136 millions lay génn moo tax ba ma ko waxee commerçant yi dañoo jaxle commerçant yi dañoo tiit moom nag loolu day wan ni loo xam ne war naa mën a dugal 1 milliard 500 yow nga ni 136 millions moo dugg am na détournement d'objectif am na détournement d'argent loolu nag mbirum njuuj njàcc boo xam ne dañ ciy taxaw war si dem tribunal war laaj loo xam ne parce que dafa yomb xaalis boo xam ne xaalis bu weex tàll la ñu war ko tabaxee dëkk bu ñu waree recouvrer 1 million ñu ne 250 000 bu ñu waree recouvrer 3 millions ñu ne 250 000 loolu nag wax dëgg yàlla il faut corps de contrôle yi mën a saytu mën a xool